place bi nag ñu ngi ko commencé utiliser place bii bu Thiaroye bii entre 1710 1715. Nous sommes bien à Thiaroye-sur-Mer, une localité située à l'entrée de la presqu'île du Cap-Vert. À quelques kilomètres de Dakar, Thiaroye-sur-Mer est l'un des villages traditionnels lébou qui avait subi plusieurs processus avant sa création. fii Thiaroye Géej la tudd mais commencé wul fii Thiaroye Dior lu tudd Thiaroye Juma lu ci nekk am na illa Thiaroye Dior boobu Pikine amu fi Pikine 52 la Thiaroye Dior ça date depuis 1678 ñu nekkee foofu mag ñi nekk foofu lii ci sa ginnaaw lépp fi nga jaar ci tali bi nga traversé bi ngay ñëw bi nga jógee tali route nationale numéro 1 bi ba bi ngay dugg foofu dex la woon dex bu mag la woon dëkk bi moo doon côté bële côté Pikine pourquoi Pikine doon toolu xare la mais turu Pikine yi moo mag dëkk Pikine Thiaroye Juma mooy fi ngeen duggee fi ngeen génne ki rek jàkkaarloo géej foofu moo doon Thiaroye Juma fii ñu toll nii moo doon weexe wi tudd piste bi aussi boobu kër amu fi. La pêche n'étant pas la seule activité des populations, l'agriculture occupe une place importante à Thiaroye-sur-Mer. Thiaroye daal li ma mën a fàttaliku mooy dëkk boo xam ne bii bu amoon ñaari lii la géejam amoon na jën kawam amoon na koom-koom moo tax mag ñi dañ daan nappa di dem si tool yi napp mi nag dafa amoon ñoo xam ne ñi ñoo si gënoon a fës ku mel ni wéy ci Roñang. Véritable pôle attractif de pêche, à Thiaroye-sur-Mer, la chaîne de plage était le premier engin de pêche utilisé dans cette localité. Une pratique ancienne qui se faisait en surface. mbaalam laaw mooy mbaal moo xam ne day am ay supp am ay rëbb am ay tumbulu am ay beteex am tambal ki ko jëkk a defar mu ngi tudd Madiéry Sall mais moom Madiéry Sall mu ngi ko jëlee ci ko mu doon àndal mu tudd Birame Faye waa Séni doon dem dans les îles de Saloum à l'époque foofu ñoom dañu bari ay guy foofu la jëlee xànc bi mu ràbbe mbaal mi fa la jëlee xànc bi moo defee tambal yi foofu la jëlee flawo aussi ñu doon def suuf yi à l'époque booba beteex comme ni plomb amul woon weñ gu diis nga daan di takk suuf yaa xam leget wala dara leget goo xam ne kenn xaru ko moo doon tumbali yi mooy naka flotteur flotteur mooy tumbali yi mbaal moomu la ñu jëkk am à Thiaroye mooy mbaalu laaw bu Mame Madiéry Sall moo tax ñuy wax Sall gaal Demba Coro bi ñu jëlee mbaal moomu muy avancé di avancé ba tubaab yi ñëw ñu commencé am kii boo xam ne grès boo xam ne bii dañ ko daan ràbb ak buum dañ ko daan ràbb ci loxo ñuy ràbb ay mbaal ba ay nusako ak kër yu mag yi ñëw commencé indi nag ay filets yoo xam ne daan nekk ay bal ñu commencé jënd bali mbaal ñu indi aussi buum yoo xam ne day nekk nylon buum yu baax ñu soxla ñuy changé affaire bi commencé ci mbaal moo xam ne ñeenti rëbb lay doon mooy mbaalum 400 mètres ak rëbb bu sax boo ko déggee li bu wax la ko mooy 100 mètres mbaalum 400 mètres ba léegi ñu ngi dem ci mbaalum 1000 mètres et quelques. Jadis, une plage très propre, Thiaroye-sur-Mer était un espace où se faisaient plusieurs activités. mag ñi nettali nañ ñu ne géeju Thiaroye-sur-Mer fii ñu taxaw demoon na lu bëgg a mat ay 100 mètres ci boru géej gi ay 100 mètres ndax tefes goo xam ne dañuy wax ne fi lañ daan tëgg làmb fii bu ñu masaan am ay jàng muy guddi yonent bi ci tefes gi lañ ko doon tànt te buñ ko fi masee tànt gaawul tere mbaal laaw yi nga xam ne ñoo fi daan mbaal dañuy weer seeni mbaal terewul nit ñi di dem te géej gi di def ay activité bu njëkk ni mu meloon dafa setoon wecc bari aw jën géej gi nekkoon fële géej gi suuloon fii géej gi fa nekkoon fële mu tefes gu yaatu muy géej gu lewet mag ñi am ay mbaar ci tefesu géej gi daan fa toog bu ñu xëyee dem géej booba dem géej guddi amul bu ñu xëyee dem géej bu ñu teeree vers tisbaar julli tisbaar ñu defar lu ñuy wax cere ndawale ko ñoo xam jariñ sipang bóor saako bu leen neexee ça dépend jën ñi boobu jën bari na boobu jën yi ñuy lekk li kenn daaw ko lekk ay buun ak yi ak jaaxal mos ak yooyu kenn daaw dañu ko daan sànni même yëride
ak yarank bii gën a kii kenn soxla ko li tubaab bi ñëwee rek lañ ñuy yee ci loolu chinois yi ñoo gën a indi ñuy jàpp yarank bi ak jën bi di ko jaay. napp gi démb la ëppoon barke parce que daanañu tàllal ay tambal làkk mbaal fii ñun bi ñu gënee nekk ay xel mbaal moomu dina fi am ñetti fan yoo xam ne du mën a teer mu mel ne mbaalam Kajeen mu mel ne mbaalam Sinthiaba mu mel ne mbaalam Baye Modou Niang et cetera waaye léegi jën woowu sore na nit ñi lool mais nag ci la ëpp barke ndax li tax mu ëpp barke mooy la ñu daan am ca jën wu njëkk wa tey bu ñu amee lu gën a néew ci quantité ci la ñuy ëpp rendement parce que jën bi dafa seer te dafa bari jën yoo xam ne bu njëkk ñun doon ñu ko woon jàpp ci géej wala bu ñu ko jàppee tamit dañ koy tuur ci tefes mais léegi dañ koy utiliser lu mel ne ay yaranka lu mel ne ay kultu yo et cetera ñooñu façon xeeti jën yooyu yëpp léegi dañ koy jaay moo li nga xam ne ñoo koy liggéey. Ils sont nombreux ces sites qui nous rappellent l'histoire de cette localité. site yi fi nekk mooy Kessel tund lañ ko la nekkut Kessel mooy tool bi si tool moom foofu la tund lañ ko la nekkoon booba Yaraax aussi amu fi Dankunga moo fi nekkoon Dankunga mooy marinas ay waas laan am wala koŋ wala sompat mooy jën wi lekk ban boo ko passé tuuti nga ñëw kadd gi mooy fi Kessel ne foofu moo doon kadd gi soo passé kadd gi nga ñëw Falaawo bi mooy fi océanographique ne après ku ñuy wax alaaj Ciika Ñang moo fa nekkoon ak mbaalam mooy pont bi fa la mu ne fi quai de pêche bi ne soo ko passé nga ñëw ci digg dëkk bi moo xam dañ naan xeeru Baay Damel wala xóotub dëkk bi wala pésu bi bu dee pésu bi mooy fii ci nekk nii bu dee weexe bi mooy soo ko passé tuuti soo ko passé nga dem tiirukaay ko mooy xam-xam ndox mooy fii nga xam ne bi fi militaire français ñëwee daje ànd mën séminaire site yi ñu gën a xam ci napp gi mooy tiirukaay yi ñun fi lañ ko fekk waaye bi ñu ñëwee nag ci modernisation andil nañu quai de pêche boo xamante ne ni mool yi liggéey ñoom foofu la ñuy regroupé wu ñi nga xam ne ñoo ngi nekk en activité ñooñu itam ñu ngi dendeek benn site boo xamante ne ni ñoom dañuy transformé jën yi nga xam ne dafay teer bu ñu jëndee li ñu war a jënd la ca des ñu yóbbu ko fu mel ne pencum Sénégal lii ñu lakk ko lii ñu keccax ko lii ñu gejj ko li ci des daal ñu transformé ko ba dara bañ a yàqu mooy surtout pencum Sénégal ak quai bi mooy ñaari plage yi nga xamante ni ñoo sosoo nekk ni si sow dëkk bi. Très passionnés par le travail qu'ils effectuaient en mer, les pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer avaient leur propre technique pour revenir avec des bancs de poissons. mag ñi daan toog si mbaar yi jàkkaarloo géej gi jën jóge biir géej naax di ñëw ñu xam jën bu nekk nag naax ni muy fexeloo naax ak ni muy doxee bu boobaa nag mag ñi tëmbal gaal yi joow daal dem ak seen mbaal daaka ka ñëw quartier bu nekk nag amoon na mbaal ku nekk nag boo xëyee da ngay toog sa buntu kër rek boo gisee jën nga mbaal ka muy koom-koom moom boo xam ne bi baana yi daan ñëw caare fii di ko jël di ko yóbbu si biir Sénégal caare da di dëkk napp boo xam ne bii bari na dëkk si yoo xam ne Sénégal moo leen njëkk nappa bari na mool yoo xam ne tey jii ñu ngi nekk si lébu gi waaye fii la njàngay nappa jëm. Citoyens français à l'époque, les populations de Thiaroye-sur-Mer avaient une collaboration particulière avec les colons. booba indépendant amul mais citoyen français la ñu woon Thiaroye originaire la ñu citoyen français la ñu woon né le jour tel mois tel année tel amul lay weer état civil premier arrondissement de Dakar foofu lañu daan jëlee suñuy bulletin de naissance wala Lyon en France mag ñëpp bu seen carte d'identité mosaan réer à partir des années 50 bu seen carte d'identité mosaan réer wala seen pièce boo bindee Nice wala Lyon def de naissance bu ñu yónnee la bulletin de naissance donc Thiaroye dañu mos a juboo ak buur. Et face aux effets du changement climatique et de l'action anthropique, la plage de Thiaroye-sur-Mer recule de jour en jour. wax adduna dafay dox jën bi fi mu nekk tey jii fii la doon toll muy tuuru ñu am fii de plage di mbaal ay ñaar tambal ñetti tambal di xàccee muy génn waaye léegi ak bateau yi pêche industrielle bi tax na ba nga xam ne jën wi il faut nga dem biir géej ci ka te pour dem biir géej mën kaa faa am il faut nga am fii la tournée il faut nga am gaal gu mag ku la mën a protéger. La chaîne tournante, l'un des engins de pêche très prisés au Sénégal, a vu le jour à Thiaroye-sur-Mer. xam nga bu njëkk mbaalaaw moo amoon am na góor gu baax ku naa Alaaji Ciika Ñang
moo nekkoon fële kee bi nekk tey même boobu mbaalaaw la yoroon mbaalaaw boo ko déggee ay raam lay àndal ay paquet dañuy joow parce que dañuy am douze ñoo xam ne ay njagamaar lañu am doole di joow bu jën bi wàccee góor gi tëmbal gaalam dem pour mbaal jën woowu mais ce jour là y avait un français bu naan un Gracias mu nekk ci pont bi di napp yor benn canne à pêche di napp bu mu gisee góor gi tëmbal gaalam doon bëgg a dabu jën bi jotu ko benn bateau jóge au port ñëw baal jën bi mbaale jën bi góor gi taruwaat tambalam teer bi mu teeree Gracias ñëw xool paa bi ne ko lii incha allah dama bëgg a def ay étude c'était en 1968 incha allah naa la utal mbaal comme nii bon góor gi dafa yaakaar ni tubaab bi day caaxaan tubaab bi dañ def ay étude am muy Gracias ñëw créé Filature jox ko suñu góor googu di bàyyi ci kañam mu ànd si ak ñii jóge fi dem Joal kon Caaroy fi la Filature jëkk a wàcc ci li nga xamante ñun jara mag ñi wax nañu ko mais booba juróom-ñaari at la ñu am. bi Filature amagul booba am na façon jën yoo xam ne doonu daaj ci mbaal yi façon jën yoo xam doonu daaj ci mbaal yi lu mel ni mërëg ak yeneen ak yeneen ñoom bu leen mbaal mi làkkee duñ ci dal da ngay liggéey bay bëgg a dee doo am mais bi grâce yi indee Filature fi ñu ko njëkkee essayé mu gën a baax muy Mbuur booba ay sayna fa nekkoon ñiy jóge Jirnda ñiy jóge Caalaan ñiy jóge Jonwaar séeréer yi daje foofu bu nu fa dajee bu nu làkkee jën bu nu mbaalee jën du ko parce que jën woowu jënu mërëg la du daal ci mbaal waaw jën woowu jënu mërëg la du daal ci mbaal dégg nga yàlla def nag keroog ba nu fa demee làkk Filature bi gaal yëpp ñu yobal leen may leen ko te la Arona Diagne Lamine Baro ñoom ñëpp ñu takkal leen ay Filature loolu moo njëriñal Filature te fu mu fekk jënit la mu ca man dina ko def andi ko fii nit ñi jariñoo ko. À Thiaroye-sur-Mer, la pêche occupe une place importante dans la vie des communautés. fii dafa amoon benn potentiel boo xam ne bi Sénégal génn ñàkkee jën quartier yi ak yëpp Thiaroye moo leen daa jox jën waaw présidence feneen ak feneen yëpp Thiaroye moo leen daa jox jën dandaa mbaal fii ñu ñëw jël li ñu soxla ñoom ci jën yi dégg nga ba pare Thiaroye di soog a jël li ñu jël lépp Thiaroye moo ko daa def. D'une éducation très particulière, les habitants de Thiaroye-sur-Mer trouvaient tous les moyens pour s'entraider, mais cela dans une discrétion totale. ñoom dañ daan bay di dunde di dem géej di dunde ku nekk am say sàq amu fi woon sàq yi ci biti la ne kenn du ko laal mais buñ guddee dañuy jóg xool tey Seydina ñëw jàpp ñëw si ba ñëw si waa ñëw tàkk saa ne oh waaye ka gis Seydina Sey ne indi su ko de waaye la tax ñëwul ne est-ce que du kër ka jàpp bu fekkee kër ka jàpp mooy dafa manqué dépense dina ko nañ dem si xool sàq ñu ngi dem xool sàqam Seydina ceeb bi jeex dugub bi jeex dina ko nag bu guddee bu tëdd jotee ku nekk jël sam sàq feccaliwaat sàqam Seydina kenn du xam ko def ndax bëgguñu ëllëg yow mi ñu may doomi ki la may xase ko sa doom ay mbokk la ñu woon ay mbokk la ñu woon